asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum doomi Sénégal ak fépp fi ngeen manti nekk Babacar Touré laa tudd journaliste laa te it maay directeur de publication bu Kéwoulo point info tey ji nag encore dama fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo di kaawu coronavirus bi nga xam ne moo lëmbee àddina bi tey ji nag si ngoon si gis nañ ni nee nañu juróomi cas yu bees gis nañ ko Sénégal kon ñu mën a yegg ci loo xam ne mooy fanweer ak juróom-benn ci fanweer ak juróom-benn ñaar ñibbi nañu seen kër. fanweer ak ñeent muy 34 personnes ñu ngi ci hôpitaux yi ma fàttali leen amoon na ci vidéo bi man defoon doon leen wax ni Sénégal fukk ak ñaari lii la ñu am muy 12 lii ci boobu bu ñu ko tawee ba taw yi fanweer ak juróom-benn la ñu am donc gis naa ni ñu ngi gën a jege chiffre bi nga xam ne moom laa leen waxoon mooy possibilité bu centre des maladies infectieuses bu institut bu Fann mën a jël ñu ngi koy gën a jege ndax 34 cas la ñu am tey Sénégal. mais sant yàlla gannaaw bi ñu xamale ni am na benn centre bu bees boo xam ne ubbi nañ ko wala ay lits yoo xam ne demandé nañu armée sénégalaise pour ñu ubbi leen ko fële Touba pour ñu mën fa confiner nit ñi faj leen mu di lu rafet buñ ko rafetloo ba pare dañuy waxaat encore état bu Sénégal gouvernement bu Sénégal parce que tey jii bu fekkee ne kenn amul xam-xam à 100% ci naka la ñuy fajee jàngoro ji. nit ñi dañuy basé wu ci l'expérience l'histoire doit servir d'expérience parce que gis nañ ni Chine bi nga xam ne fa la jàngoro bi jógee pour ñu mën koo téye pour ñu mën koo tënk lu ñu njëkk a def mooy ber dëkk bi dem ak dikk bi ñu dàqal ko ndax loolu moom mooy favoriser li nga xam ne mooy propagation jàngoro ji italiens yi nga xam ne comprendre ñu woon loolu tey jii ñu ngi ci musiba naaru laay boo xam ne kenn mënu la ko wax France jëlee expérience ci li nga xam ne moo dal italien yi tax nañu waa France ñoom jug nañu ba tey ñoom confinement total la ñu nekk gouvernement bu responsable loolu lay def moo tax ñuy fàttali gouvernement Sénégal l'expérience ak histoire daf ñu jàngal ni fépp foo xam ne fa la cluster bi nekk cluster mooy fu ñu gis jàngor gi fu mu gën a amee kër dañuy daal di ber foofu moo tax dañuy ñaan gouvernement Sénégal mu am courage politique na mettre Touba ak Diourbel mu mettre leen en quarantaine de sorte que kenn du dugg kenn du génn parce que ba tey jii nit ñi ñu ngi jógee Dakar di dem Touba ziyaara dellu si am possibilité mën a jëlee fa jàngoro gi indi ko Dakar wala jóge Dakar ñëw Touba am possibilité propager jàngoro bi donc moo tax nag ñuy ñaan gouvernement bi mu def loolu pendant un temps moo xam benn weer la moo xam weer ak li topp la de sorte que ñu mën a attaquer foofu doomu jàngoro gi ñu fajee ko foofu tax na. Parce que waxoon nañ ko ci déclaration président de la République gannaaw bu ñu rafetloo mesures yi nga xam ne jël na ko mooy demander à ce que avion mënatul jóg yenn dëkk yi pour ñëw Sénégal te mënatul jóg Sénégal dem ci yooyu dëkk gis nañ ni ba léegi ambiguïté bi nga xam ne gisoon nañ ko ci discours président parce que dafa ne tout ce qui est manifestation publique ba léegi waxagul manifestation privée tax na mu bàyyi ay buntu nit yoo xam ne bëgg nañ kut def seen i cant nit yoo xam ne bëgg nañ kut def seen i gàmmu nit yoo xam ne bëgg nañ kut def seen mariage ak seen ngénte ñu am possibilité dugal jiixi jaaxa si bopp nit ñi même bu fekkee ne dañuy remercier ki nga xam ne mooy haut commandant de la gendarmerie moom mi jël ay mesures yu ferme convoqué ñi nga xam ne dañuy yokk jiixi jaaxa si bopp nit ñi leen woo gendarmerie artu leen xamal leen ni buñ il faut ñu noppi ci lu ñu nekk ñuy fàttali ci cadre gàmmu ak ci rencontre yi man dama defe ne Wolof Njaay dafa ne woon sama bopp ma la gënal du bañ naa la parce que sëriñ bu mu manti doon bu leen woon tey ne leen na ngeen ñëw sama gàmmu samay taalibe ngeen defe naa ne sëriñ boobu bés bu ngeen deewee lu muy def ci yéen mooy gunge leen ba ca armée la bàyyi leen sëriñ bu mu manti doon bu ko leeree ni taalibeem bii am na coronavirus sëriñ boobu dalee daw du am contact direct ak yow kóllëre wëllëre ak ni mu mën a foor bés bu la ne kaay bu xamee ni yow am nga coronavirus nit kooku dalee daw donc mënuma comprendre nit ki ne la parce que dafa am ngénte wala dafa am mariage wala dafa am ay jàng yu mu def su ma demulee dina ma mere tax na nga mën a asaaloo sa bakkan di jël ay risque ne damay dem parce que su ma demulee dafa may mere nit da ngay fonk sa bopp da ngay xam ne yow yàlla moom mooy sa borom moom moo la sàkk donc bakkan bi mu la jox yow sa devoir la nga préserver loolu nag mooy couper tout contact lépp loo xam ne ndaje la lépp loo xam ne mbooloo la parce que loolu mooy favoriser li nga xam ne mooy propagation coronavirus bi foo génn nga raxasoo comme ne leen ko spécialiste yi waxee mais surtout cloisonné wu kenn ku ne nga tëju ci sa bopp suñu waxee loolu ñu daal di delluwaat encore ci li nga xam ne mooy wàllu test yi nga xam ne ñu ngi leen di jëlee Touba
parce que gis nañ ni ba léegi Institut Pasteur moom mooy def li nga xam ne mooy test yi alors que Sénégal bëri na ay laboratoire à moins que gouvernement Sénégal ministère de la santé mu am accord spécifique bu fekkee ne loolu am na accord boobu daf ko war a dindi parce que tey nekkatuñu ci ay calcul politique nekkatuñu ci ay calcul business ay bakkan ñoo nekk en jeu nañu dimbali yeneen laboratoire yi nga xam ne ñu ngi Sénégal bu fekkee ne amuñu moyen ñu jox leen équiper leen ba laboratoire yëpp mën a participer à l'effort de guerre président Macron bu France wax na ko on est en guerre adduna bi yëpp dañ nekk di xeex ak jàngoro joo xam ne kenn amagul solution ci moom donc Sénégal mënul rater pour ay quelques raisons que ce soit mu toog ne non lii moom mooy li droit wax wala li leneen wax dañu war a jóg ñëpp jokkalante loxo pour nu xeex bi tax na mënuma comprendre li nga xam ne mooy laboratoire IRSF bi nga xam ne bu professeur Souleymane Mboup te mu nekk ci yoonu Touba parce que booy dem Dakar booy dem Touba da ngay romb Diamniadio am na laboratoire boo xam ne mu ngi foofu nee na 3000 tests mën na ko def ci diir bu gàtt wax leen ndax ñii am nañu coronavirus wala déet lan moo tax du ñu dem gis professeur boobu boole ko moom ak laboratoire am ak ay spécialiste am parce que ak lu ñu mënti wax professeur Souleymane Mboup fekk bokk na ci les meilleurs spécialistes dans son domaine en Afrique ndaxte moom il est co-découvreur xaw ma moom bokk na ak keneen pour découvrir li nga xam ne mooy VIH2 donc kooku spécialiste la boo xam ne xam-xamam kenn naatable ko donc war nañ ko mën a impliqué ci li nga xam ne mooy xeex bi suñu leen waxee loolu ñu delluwaat encore ci cadre bi nga xam ne mooy barki démb Kéwoulo def na ko suba teel ñu bind ko wax que mooy bateau bi nga xam ne Aline Sitoé Diatta jógee Ziguinchor ñu ne woon gisoon nañu cas suspect liñ ci wax gannaaw bi ñu ne sant yàlla ci ginnaaw ne nañu test yooyu ñu def ci bateau bi ci nit yooyu nekk ci bateau bi wane nañu amuñu benn problème jërëjëf sante ko yàlla waaye réaction bu tardive bu service sanitaire yi la ñuy déplorer parce que bateau bi pratiquement 6 heures du matin lañu daan ubbi buntu bi nit ñi dem seen yoon mais gis nañu 6 heures ba keroog 9 heures la service sanitaire yi doo yegg si commencé test yi pour ñu bàyyi nit ñi ñu génn pendant presque 3 heures de temps à 2 heures et demie à 3 heures de temps nit ñi dañ nekkoon ci njàqare nekkoon ci tànqaloo nekkoon ci xat-xat lépp li nga xam ne mooy ay conditions yu favorable pour propagation virus bi nga xam ne mooy coronavirus donc ci nu ñu mën a teel a mën a réagir ñu mën a fànk propagation feebar bi parce que bokk nañu ci ñi leen jëkkoon a wax ni ki bi ñu tëjee yenn parties yi vol yaa ngi doon wàcc si fi nga xam ne moo di Cap Skirring te Cap Skirring lu suñuy reporter ñi nga xam ne ñoo nekkoon encore ci bateau bi lu ñu signalé woon mooy amuloon benn à l'accueil amuloon benn service mooy test ak yooyu mais ci ginnaaw bi gouverneur bi xamal nañ ñi corrigé nañu loolu donc ñu sante leen ko sante ko yàlla tey jii ñu delluwaat ci li nga xam ne moo di président Macron parce que wax nañ leen sénégalais doomu Sénégal yu bari même bu fekkee ne am nañu nationalité française ay doomu Sénégal lañu président Macron def na ay annonce yu bari ci annonce yi mu xamal leen ni doomu France fu mu munti nekk ci àddina bi mu bëggee ñibbisi na jege ambassade ba tax na démb ci talaata bi ñu ci bari demoon nañu fi nga xam ne moo di ambassade France nekk rue Amadou Assane Ndoye ca Dakar pour que ñu mën a xool ak consul bi naka la ñuy organiser seen rapatriement mais buuxante bu bari moo fa mujjoon am ba tax na consulat ba dafa confiné wu mook ay gendarme français police sénégalaise la woo pour mu ñëw jàkkaarloo ak nit ñi réguler leen mettre de l'ordre lu ñu ci gis mooy suñuy force de l'ordre la ñu mettre en contact direct ak ces personnes là sans protection loolu mu di loo xam ne lu ñuy déplorer la lu ñuy ñaawlu la parce que ñu fàttaliwaat leen ko encore jàngoro ji lépp luy contact lépp luy demalante lépp luy tegalante dënn loxo ak loxo moo koy indi donc yooyu condition yooyu am ci devanture ambassade bu France te Dakar condition la yoo xam ne da koy favoriser tax na ñu ci bari ñoo xam ne ci nit yooyu ñu ma xam ne xamante naa ak ñoom laaj nañ ma lan mooy solution bi tey pour ñu xaar ndëgg mu xamuñu ambassade ba kañ la organiser rapatriement bi ma conseillé leen ni tey jii ñu nekk alarba ci guddi gi ba tey Gambie ñu ngi wax ni ñaari cas coronavirus lañu am donc ba léegi le ciel gambien ubbi nañ ko yéen ñi nekk Dakar wala fu ngeen mënti nekk fexee leen ngeen dem Banjul ak yoon bi du leen coûter plus de 10 000 francs wala fexee leen ngeen dem Banjul leen a xam avion wala yoon ngeen di jël wala ngeen dem Bissau ba léegi bu dee Gambie la am ngeen TAP mooy compagnie aviation bu Portugal mën na leen ba Lisbonne après de Lisbonne ngeen xool soit ngeen jël avion moins cher yi ngeen dugg ci Paris wala fenn fu ngeen mënti dem
wala ngeen jël Iberia mooy vol bi leen di yóbbu Espagne à part de foofu ngeen rejoindre Paris wala compagnie aéro aviation bu Allemagne ñu ngi fa ñu yóbbu leen Allemagne ngeen rejoindre Paris donc possibilité boobu am na beneen encore bi am mooy possibilité bi dem ba Bissau jëlee fa ay vol mais li ma leen di conseiller mooy balaa ngeen di dem woote leen compagnie yooyu parce que à tout moment ay changement mën na am te it billets yi bu leen dem ba foofu sur place ngeen jënd ko jënd leen ko en ligne à partir de position bi ngeen ne ngeen jël seen carte bleue ngeen jënd billets yi bu ko defee bu ngeen rejoindre pays yooyu ma leen wax muy Banjul wala muy Bissau am ngeen facilité pour mën a rejoindre Europe ngeen mën a dem fu leen neex mu di conseil bi nga xam ne maa leen ko jox te su ñeneen mbokk yi nga xam ne ay sénégalais la ñu te am carte de séjour France même bu fekkee ne seen carte de séjour bi weer bii bu fekkee ne weer bi lay jeex ma annoncé leen it ci bokk na ci mesure yu président français jël moo di dañ leen di prolonger seen carte de séjour donc seen carte de séjour ak tous les avantages yi nga xam ne daf ci dem ak moom mooy sécurité sociale mooy CAF ak yooyu c'est-à-dire même bu dee seen carte bi jeex na ci mois de mars bi dañ leen koy prolonger fii ba 3 mois donc juin ba juillet je pense bien avril mai juin ba fin juin seen carte bi elle est valable bokk na ci mesures yi nga xam ne président français bi jël na ko suñ leen waxee joxe annonce yu mel noonu ba pare ñu dellu soit encore fàttali leen jàngoro bi tànqaloo lay bañ jàngoro bi demalante lay bañ jàngoro bi jokkalante lay bañ jàngoro bi tegante loxo tegante dënd lay bañ tax na tey mesures yi nga xam ne muy jàngu bi jël na ko dañ koy saluer mesures yi nga xam ne tey gis naa imam ak ulema wu Sénégal wax nañ ko mu di lu am importance lépp loo xam ne fi ñu naan mbagg ak mbagg tànk ak tànk nañ ko éviter bu ko defee yàlla suñu borom mën nañu dimbale ñun ñëpp ñu mucc ci feebar bi lii mooy li nga xam ne bëggoon naa leen ko indil ci ngoon si maa ngi leen di gërëm di leen jox ndaje beneen yoon incha allah.